ci ñuy déglu fi ci rajo Dakar Musique ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di leen baalu ak di baal ñëpp ak ni nga koy faral di defee saa su nekk fii ci rajo Dakar Musique seen émission la solution ñu ci ànd ak sëñ Cheikh Ousmane Diallo ñu ngi koy nuyu moom ñu bàyyi ko mu nuyu ak mbokk auditeurs yi nga xamante ni ñoo koy déglu. aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu fii ci réew mi ak ci bitim réew yépp di leen ñaanal yàlla fu waaye mun a nekk rek li ngay sàkku yal na la ko yàlla defal ci ni mu gënee insha allahu rabbi kon asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah Serigne Cheikh Ousmane Diallo niñ koy faralee di def saa su ne fii ci rajo Dakar Musique nee naa la ko léegi mu nekk ki nga xamante ni day yëngatu ci wàllum tradipraticien ak wàllum lasaraar maanaam ñaan donc li nga xamante ni moom li ñuy faral di def saa su ne si émission la solution wante nag émission bi ku ci bëgg dugg rek mën nga ñu woo ci Skype Dakar Musique wala nga envoyé ñu message ci WhatsApp bi di 78 437 86 86 78 437 86 86 ma fàttali leen mbokk mi di Serigne Cheikh Ousmane Diallo numéro bi nga xamante ni mooy 77 261 17 27 77 261 17 27 wante ku bëgg jokkoo ak moom après émission bi lay doon incha allah rabbi di leen fàttali tamit képp ki nga xamante ni bëgg nga suivre émission bi en direct wala nga seetaan ko mën nga dem ci sunu chaîne YouTube boobu noonu di rajo Cosaan mën nga ko fa seetaan directement incha allah bu émission bi jeexee. donc Serigne Cheikh Ousmane léegi maa ngi koy wax ci présentation bi nga yëngatu ci li nga xamante ni mooy wàllum tradipraticien maanaam ñu bëri xam nañu loolu noonu li nga xamante ni yi ci nekk point yi ci nekk ak li nga xamante ni tamit mooy lasaraar wante comme ni ñu koy faralee di defee rek saa su ne à chaque fois dañuy tàmm di njëkkee li nga xamante ni mooy tradipraticien bi nga ci yëngatu bu baax a baax donc bu ñu doon dugg tey ci hémorroïde lan nga ñu mën a wax ci hémorroïde. asalaamaaleykum wa rahmatulah soxna Awa beneen yoon ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax hémorroïde dafa nekk feebar boo xam ne feebar bu doy waar la bu sonnal nit ñi. ndax hémorroïde ñaar la dafa am li ñuy wax hémorroïde externe ak hémorroïde interne su fekkente ni hémorroïde externe la da ngay gis ne kooku noonu déjà dina am benn picc boo xam ne dafay génn ci ginnaawam bu koy sonal trop léeg-léeg mu nàcci léeg-léeg sax mu yóbbee ko daal ñàkk a toog léeg-léeg tamit mu yóbbee ko néew kattan waaye tamit ba tey da ngay gis ne dafay seere lu bari. waaye tamit dafay tayal kon hémorroïde externe baaxul ci góor sax la gën a bon su fekkee nag hémorroïde interne la moom ci biir lay nekk moom dalay sereloo daf lay néewloo kattan sa biir bi tam day am ballonnement léeg-léeg foo toll sax da ngay ngelawal kon tamit hémorroïde interne bi tamit dafay lay eggee ci néew kattan tamit kon daal mun naa la wax ne la feebar la boo xam ne muy interne bi ak externe bi yépp bon te nit ki sax mun na am interne bi fekk tamit dafay amaale externe bi fekk dafay amaale interne bi kon feebar la boo xam ne képp koo xam ne am nga ko daal nga faj ko moo gën bala mu lay gën a sonal yàlla def na macha allah ñun am nañ ci ay dëgg-dëgg garab yoo xam ne defe naa ne boobu ba léegi ñu ngi ciy yëngatu ñu ngi koy jox ay doomu aadama ñu ciy gis ay résultat di ñu oo ba ñuy boole sax ak ñeneen kon daal macha allah ñun ñu ngi ciy sant yàlla ci garab yi nga xam ne moom la ñu am ci feebar boobu noonu nga xam ne moom la ñuy wax hémorroïde képp ku ko amee daal soo ñu ooyee incha allah wala bi dinañ jëflante incha allah te di nga ci gis résultat. ok macha allah wante da nga ni hémorroïde dafa am ñaari façon li nga xamante ni mooy hémorroïde interne ak bi nga xamante ni mooy externe. léegi yow ci yow ban moo ci gën a sonal doomu aadama bi externe bi wala. waaw bi gën a sonal doomu aadama bi sax mooy externe bi mooy bi nga xam ne ki nga xam ne bu ko amee day am picc buy génn si ginnaawam. parce que picc boobu su génnee des fois da koy sonal ba day nàcc ba sax njëri bu mu sol dafay mujj takk. te da koy yóbbee tamit comme li ma la wax seere daf koy yóbbee aussi néew kattan su fekkee surtout góor la te tamit dafay tayal kon gis nga externe bi moo gën a garaaw
externe bi daal muy gën a sonal doomu aadama. nit ki mun na am hémorroïde interne mu yóbbee ko jural ko seere jural ko ay ballonnement jural ko néew kattan waaye nag su fekkee dafa amee bii génn moom boobu mooy gën a faral di sonal doomu aadama. d'accord ñoom ñaar seen faj ñoo bokk wala bokkuñu. seen faj ñoo bokk sax garab yi ñu lay jox ci interne bi moom lañ lay jox ci externe bi. mais dafa am benn bu fekkee ne da nga amee externe bi dafa am beneen garab boo xam ne moom lañ lay jox pour loo xam ne moom ngay def ci sa ginnaaw bu fekkee picc bi dafa génn. moom nga ciy def ba pare boole koog di naan ay garab yoo xam ne day faj hémorroïde bi ci biir. bu ko defee nga xam ne day taxali ko ak yow. hémorroïde est-ce que du faral des fois nit ki ngay am ay tàngooru yaram wala. waaw yu ni mel. waaw à part yi nga xamante ni lim nga ko léegi. waaw xam nga tayal sax dafay indi tàngooru yaram. parce que boo xoolee feebar soo feebaree la plupart su fekkee da nga am lu yëg ci sa yaram la plupart sax mun na la indil ay tàngooru yaram waaw kon hémorroïde mun na def loolu tamit. macha allah kon donc li nga xamante ni loolu mooy hémorroïde mu bokk ci feebar bi nga xamante ni. wala jàngoro bi nga xamante ni sonal na actuellement doomu aadama yi. bëri te ku ko amee aussi soxna Awa. maa ngi koy moytuloo mu moytu ay pâtes. ay pâtes comme ay macaroni ay vermicelle ay spaghetti. même mburu sax mburu bu bëri baaxu ci. mburu bu bëri waaw diwtiir aussi baaxu ci. waaw gerte kemb gi tamit gënu ci. kon daal ku ko amee tamit yooyu war nga ko xaw a éviter tuuti daal. waaw war nga ko éviter daanaka yi nga xamante ni lim nga ko fii. moom la ñuy faral di gis à chaque fois. ñu koy jëfandikoo saa yu ñu xëyee même bu fekkee ne jëluñu lépp. dina am benn bi nga xamante ni dañ ko ci consommer. chaque jour muy comme par exemple mburu bi. surtout mburu Sénégal fii nii képp kuy ndékki rek. mburu ngay taamu. donc mu nekk li nga xamante ni donc kon bu fekkee ne loolu nga wax. dina bokk ci li nga xamante ni dina la gën a sonal. ci côté hémorroïde. wallaay ku ko am daal na nga moytu mburu mu bëri wax naa ko na nga moytu gerte kemb waaye itam na nga moytu ay pat waaye itam na nga moytu diwtiir. waaw. d'accord léegi ngir nga moytu yooyu noonu. normalement dafa war a am leneen li nga xamante ni moom nga ko war a remplacer nga koy jël. léegi bu fekkoon ne da ngay conseiller nit mu koy jël muy jël yenn alimentation yi. yan genre alimentation la war a jël. nga xamante du ko indil benn gàllankoor. loolu noonu parce que yooyu de li gën mooy nga éviter ko parce que yooyu soo koy xas ba jël pour nga jëlaat beneen garab boo xam ne dafay tax yooyu du la indil problème du yomb c'est-à-dire que li am solo rek mooy comme que moytuloo nañ la ko rek moytu ko nga wàññi ko. yooyu ma fi lim. waaw na nga ko moytu nga wàññi ko wala su fekkee tam yaa ngi koy jël ba koy jël na ngay fexe ba bañ a seere ko ba sa biir di daw. la plupart. te su fekkee mën nga di ut lay duur am na benn sunguf bu ñuy wax lay duur. kon nga koy faral di naan dina la dimbale pour nga bañ a seere. waaw. d'accord seere tamit mu bokk ci li nga xamante ni tamit des fois surtout xale yi. xale yu ndaw yi day faral mu leen di sonal. te des fois damay dégg ñu naan banaana day seereloo nit. banaana non banaana déedéet sax banaana bu bëri moom lekk ko gënul mais boo ci lekkee benn du la indil seere. waaw mais lekk tim banaana bu bëri rek di ko lekk moom baaxul mais par exemple chaque jour nga jël ci le matin benn soir nga jël benn loolu dara nekku si macha allah. d'accord kon mu mel ni li nga xamante ni expliqué nga ko ñu bëri am nañu yaakaar ni que ni dañ ci bàyyi xel bu baax a baax wante mu am beneen jàngoro bi nga xamante ni tamit mën nañu wax ni ba tey moom ak hémorroïde soriante wu ñu dul lu bëri. des fois sax ñuy dégg naan ñoom am na nga xamante ni moo ci rakk beneen bi moo ciy mag. muy ndoxu siti. ndoxu siti ak hémorroïde ku ni ndoxu siti ni hémorroïde ku ni hémorroïde ni ndoxu siti donc ñoom ñaar seen trait de ressemblance boobu noonu lan la. waaw xam nga ndoxu siti ak hémorroïde comme ni nga ko waxee am na ñuy wax ne ñoo bokk ndey. te bokkuñ bàyyi wala ñi ne ñoo bokk bàyyi te bokkuñ day donc dafa nekk ay feebar yoo xam ne dafa xaw a dugalante te aussi gis nga ndoxum siti moom mooy ndawi jàngoro yi donc su fekkee da nga am ndoxum siti bu garaaw jombul pour mu jural la sax hémorroïde finalement kon ndoxum siti moom mooy ndawi jàngoro yi feebar la boo xam ne moom tamit feebaru boppam la te feebar bu doy war la bu yaatu ci doomu aadama yi bu léeg-léeg sax da ngay gis ne am ñoo xam ne sax dañuy wax ne ndoxu siti ñëpp ko amee. xëy na dafa am yu gën a fës wala yu gën a maanaam yu gën a dëgër daal yu gën a métti. waaye ndoxum siti soxna Awa da ngay gis ne doomu aadama bi su fekkee daf ko am
lu ci ëpp ci moom dinay feeñ léeg-léeg ci ay bëtam moo xam sa bët yi di faral di xasan di jooy yaa ngi dégg de ndoxum siti léeg-léeg dina def nit ki ay loxoom di xar wala ay tànkam di xar yaa ngi dégg de surtout su fekkee période seddaay la mu nekk ci benn zone boo xam ne zone bi dafa xaw a sec maanaam dafa am xorom léeg-léeg di nga gis ndoxu siti dinay dem ba day indil nit ki ay picc yoo xam ne dafay nekk ci yaram bi di xasan loolu tam ndoxu siti da koy indi ndoxu siti dina dem ba day rusal karawu doomu aadama bi day dem ba nga xam ne day ñàkk karaw te fekk loolu yëpp ndoxum siti bi moo ko waral ndoxum siti dina egg ba ci day avorté loo jigéenu ëmb comme par exemple da nga gis jigéen bu ëmb léeg-léeg sax muy avorté ñu naan lii day rab la wala lii laa la wala lu kenn xamul yóbbu ko ci docteur yeeg yooyu yëpp fekk ndoxum siti da koy def moo koy avorté loo léeg-léeg mu ëmb ba am 3 mois rek nga gis ëmb bi yàqu fekk ndoxum siti moo koy def kon gis nga ndoxum siti li muy yàq li muy def ni mu baree kon daal feebar la boo xam ne feebar bu métti la feebar bu doy waar la ñu ngi ciy sant yàlla comme ni ma ko waxoon sànq ci émode bi doon laa koy waxaatee ci ndoxum siti bi am nañ ci ay garab yoo xam ne képp koo xam ne am nga ko nga jokkoo ak ñun dinañ la ci jàppale incha allahu rabbi ndax feebar bu doy waar la daal. booy bu doy waar la macha allah parce que léegi yaa ngi wax ni ndoxu siti des fois nga gis nit ki bëtam di xasan muy okkatu lu bëri bëri wala muy jooy bu ko defee moom day foog ni peut-être dafa myope waaw lu ci ëpp loolu lay def day dem ci si garabu wuti ji garabu nasaraan yi wala mu dem wuti ji ay verre fekk verre yooyu noonu sax baaxul amaan na baaxul ci moom donc loolu noonu bu fekkee ne am na ko yan traitement nga koy jox mu waaw xam nga traitement yooyu noonu man maa ko am kon donc moom mi ko am daf may parce que su ma ko waxee ni ñu koy traité déjà kon mais bu ñëwee ci man maa xam ni ñu koy traité man dinaa ko traité insha allah te loolu nga wax ci affaire u bët yi képp koo xam ne say bët dafay xasan di jooy bu fekkee ndoxum siti la maa ngi lay moytu di lekk jën buñ baxal surtout yaabooy buñ baxal bu ko lekk mun nga lekk fiiriir buñ saaf wala jën buñ lakk mais bul nangu di lekk jën buñ baxal da koy yokk. mais est-ce que ndoxu siti rek moom mooy waral mooy tax sa bët yi di xasan souvent. waaw ndoxu siti wax naa la da koy def. leneen mun na ko def. mais la plupart tam ndoxum siti dafay def loolu. waaw nit nag mun na amee beneen façon feebaru bët wala leneen mu koy def mais ndoxum siti dafay indi loolu tam. waaw parce que nit mun na amee cataracte wala mu amee beneen feebar boo xam ne feebaru bët la loolu di ko dal. mais la plupart ndoxum siti dinay faral di def loolu te su koy def wax naa ne tamit na moytu loolu ma wax sànq. waaw te mu jéem a faju wax naa ne man maa ngi ciy sant yàlla ndax am naa ci ay garab yoo xam ne ci wàllu ndoxum siti ñi ma koy jox ñëpp ñu ngi ci gis ay résultats macha allah. ok. ci côté karaw bi nga xamante ni tamit day ruus waaw. côté karaw bi nga xam ne day ruus loolu wax naa la ndoxum siti da koy def. waaw mais su fekkee loolu am na tamit suñu ay garab da koy faj. mais li ma ci xam nga am na sax ay produits yoo xam ne dañ koy jaay naa la diw ko ci sa bopp ak yooyu. mais man maa ngi koy maye pour joxe ko képp koo xam ne mun nga ko jël nga jël ko su fekkee sa karaw bi day def noonu. li ñuy wax laaj nga jël ko nga dëbb ko. nga am lu ñuy wax Bactrim ay comprimé la yoo xam ne Bactrim la tudd. am na fii de xaw ma ndax am na feneen mais daal am na ñu koy jaay fii. même pharmacie boo fa demee di nga ko fa am. Bactrim nga jël ko nga boole ko ak laaj bi nga dëbb ko nga def ci karité tuuti. karité nga koy diw ci sa bopp bi incha allahu rabbi. ay quelque temps di nga gis ne incha allah sa karaw dina ñëwaat. d'accord léegi loolu boo koy diw ci sa bopp bi chaque jour lay doon wala yan heure la war doon. ci suba si wala guddi non mun nga bàyyi bay tëdd rek. nga def ko mun nga bàyyi bay tëdd. nga def ko. waaw incha allah chaque jour parce que xam nga xeetu laaj dafa xaw a kii. mun nga bàyyi bay tëdd rek nga def ko waaw nga musóoru. parce que boole nga ko ak karité bi ak laaj bi ak Bactrim boobu ma lay wax. nga jaxase leen nga koy diw sa bopp incha allah nga koy def quelque temps nga xool incha allah. saa yoo xëyee rek nga raxas ko ba mu set. waaw saa yoo xëyee raxas waaw incha allahu rabbi defe naa ne loolu leer na donc muy noonu seen émission la solution la ñu ànd ak Cheikh Ousmane Diallo. di tradipraticien ak muy yëngatu tamit ci li nga xamante ni mooy wàllum lasaraar donc képp ki nga xamante ni rek bëgg nga participer ci émission bi mën nga jokkoo ak ñun ci Skype Dakar Musique wala nga envoyé message ci WhatsApp bi di 78
437 86 86 78 437 86 86 sëñ Cheikh Ousmane Diallo tamit ku bëgg jokkoo ak moom après émission bi mën nga ko oo ci numéro bi di 77 261 17 27 77 261 17 27 di leen fàttali tamit am na ay mbokk yi nga xamante ni ñuy doon woote sànq ci Skype bi ñoom dañ doon laajte ndax sëriñ bi day seet bi nga xamante ni maanaam da ngay wax sa tur mu seetal la directement wante sëriñ bi defe naa ni du seet loolu donc muy noonu bu émission bi jeexee rek da ngeen koy daal di woo si numéro boobu noonu mi nga xamante ni joxe naa ko léegi-léegi ngeen mën a jokkoo ak moom mu tegtal leen lu ci ëpp ci wàllum listaxaar lay yëngatu donc mu waral que ni loolu du ko mën def léegi-léegi bu en tout cas boo leen jokkoo ak moom di nga koy di fàttali tamit ñi nga xamante ni ñoo ñuy déglu bu ñu bëggee seetaan émission bi ci chaîne YouTube bi mën nañu dem ci sunu chaîne YouTube boobu noonu ci di rajo Cosaan mën nañ ko seetaan foofu noonu incha allah donc Cheikh Ousmane mu mel ni ba tey ci wàllum tradipraticien bi ba tey foofu la ñuy dese ni parce que bëri na ay jàngoro yi nga xamante ni wala ay phénomènes yi nga xamante ni nit ñi ñu ngi koy dundaale ñu ngi koy suuxaale fii nii ci askan wi donc ñu ci ànd donc mu amaat beneen point bi nga xamante ni ñu bëri dañ koy jàmbat ba maanaam loolu noonu luñ koy faral di gis sax maanaam mooy ci néegu sëy nga xamante ni mooy wàllum faiblesse sexuelle ku ko wax muy ñaari couple yi nga xamante ni dañoo kenn ki peut-être moo télé muy lu ci ëpp nag ci ku góor ki lay jóge donc faiblesse sexuelle boobu noonu lan moo koy waral souvent lan moo koy indi waaw soxna Awa faiblesse sexuelle am na ñoo xam ne yàlla moo leen ko teg te jàngoro boo gis rek yàlla moo ci jiitu yàlla moo ko namm mu amal ko sabab yaa ngi dégg de am na ñoo xam ne sax ci seen ndaw la ñuy commencé di am faiblesse sexuelle maanaam dañuy am natt boobu du ñu yomb maanaam yomb moom kenn mënu ko faj waaye dañuy judduwaale maanaam néew kattan mu topp leen yaa ngi dégg dinañ mën a sëy mais seen kattan day néew am na ñoo xam ne dañuy dem ba mu yàgg mu dab leen la plupart nag su fekkee dafa la dab léeg-léeg mun na nekk ci alimentation yi ngay lekk yaa ngi dégg de wala léeg-léeg mu nekk ci yow caaxaan yi ngay caaxaan am na ñoo xam ne sax da ngay gis avant ñuy takk jabar dañuy caaxaan rek fu ne ñu dugg fa lu ne ñu def ko loolu tamit dafay caaxaan yàlla bugg ko moo tax dafay indi néew kattan ki am jabar di sëy ak jabaram bokkul ak ki nga xam ne dafay njaalo sax dafay indi néew kattan ñu bari xamuñ loolu kon néew kattan daal mi ngi noonu jàngoro boppam la jàngoro boo xam ne tamit baaxul ci góor ndax su ko góor amee dëgg-dëgg du gënal jabaram kon li gën rek mooy mu faju ba yàlla indil ko wér te wax naa sànq rek ne ndoxum siti moomu dafay indi faiblesse sexuelle ci boppam hémorroïde bi ñu doon waxtaanee sànq tam dafay indi faiblesse sexuelle kon fi muy jógee bëri na waaye li am solo rek mooy su fekkee dal na la ba nga yëg ni dal na la nga faju moo gën parce que am na lu ñuy wax éjaculation précoce koo xam ne dafay gaaw a egg am na koo xam ne avant sax muy def dara rek moom pare na am na koo xam ne tamit mi ngi noonu daal waaw du ci yàgg am na koo xam ne daal moom daal bëri na ay façon yoo xam ne mi ngi ci biir faiblesse sexuelle waaye li may conseillé kii ko am rek mooy mu faju ko parce que su fekkee dafa topp garabu tubaab yi comme garab yi jaay pharmacie di ko jël rek déjà garab yooyu dafa am effet secondaire te encore garab yooyu tamit da lay faj pour maanaam pour benn instant la rek mooy instant bi ngay jaxasoo waaye su loolu jeexee rek mu ñëwaat mais suñu garab yi moom da koy faj ci biir ba nga xam ne da ngay tàggalikoo ak faiblesse sexuelle man bi ma ci amee ñaar la benn bi sunguf la boo xam ne da nga koy boole ak meew nga naan ko beneen bi sunguf la boo xam ne xottu gerte nga koy nattee nga boole ko ak doo ko yàpp lekk ko da ngay tàqalikoo ak néew kattan incha allah waaw incha allah feebar bu doy waar la kon ku ko amee rek na nga góorgóorlu nga faj ko incha allah te ñun am nañ ci ay garab yoo xam ne dëgg-dëgg du ma ne gisuma garab bu ko gënde waaye man de xam wóolu naa suma bos bopp sumay garab ci wàllu faiblesse sexuelle macha allah
macha allah rabbi wante léegi ci say biir wax da nga ni may dégg nga naan maanaam am na ay ñi nga xamante ni dañuy foo laataa ñuy dugg ci néegu sëy. dañuy nekk di foo rek di foo léegi bu demee ba ñu sëy léegi pour ñu mënal seen jabar dara duñu mën dara. waaw njaaloo boobu noonu day tax waaw léegi est-ce que c'est forcé rek ku képp ki nga xamante ni rek yaa ngi nekk jeune ngay foo léegi boo demee ba am jabar soxna da ngay tële est-ce que loolu noonu. c'est forcé bañ a tële carrément mais na nga waroon mën a defee ak sa soxna doo parce que yàlla moo bëggul njaalo ci boppam njaalo man maa la ko wax day indi tële. baaxul. wala boobu boo demee ba ci yenn âge yi rek. dangay dootoo mënati dara. waaw mun na nekk sax ci avant nga egg ci âge yooyu sax. mun na nekk avant nga egg ci âge yooyu. yàlla lu mu ñu tere rek suñ njariñ la lépp lu mu ñu digee lépp lu mu ñu digal suñ njariñ la lépp lu mu ñu tere suñ lor la. comme que tere ñu njàll am na lor yu bari yu ci nekk. moo tax lu jar a moytu la. mën na laxasuwaale sax ak yeneen feebar yi nga xamante ni après doo xam sax ndax loolu njaaloo boobu noonu mais da ngay dem ba toll ci benn âge yi yenn feebar yi di génn ci yow. waaw bu ko defee dañ naan waaw dafa mag jëm na mag ndeysaan affaire yooyu noonu fekk njaaloo yu mu doon def parce que foo daal baaxul. waaw yàlla lu mu bëggul yàlla wax naa la ko lépp lu mu ñu digal suñ njariñ la lépp lu mu ñu tere suñ lor la. kon sàmmi naa wax tax naa nañ dégg topp su ko defee incha allah dinañ mucc. wallaahi. léegi bu fekkee ni ki nga xamante ni tamit moom néew kàttan daf ko dab. waaw parce que bi mu nekkee jeune. wala avant muy am soxna bokk. wala même bi mu demee sax des fois bi mu takkee soxna ba ci waaw bi ñu commencé ba mu am ay 5 ans wala. 6 ans après affaire yooyu noonu mu yëg boppam ni mu waree. waaw sentirul dara li nga xamante ni muy côté néew kàttan yooyu noonu mais day dem ba benn instant rek dootul yëgati dara. donc loolu noonu. lu koy waral lan moo koy faral di indi stress la wala. voilà xam nga soxna Awa xanaa xamuloo ne xalaat yu bari day indi faible sexuelle. encore xalaat gis nga góor xalaat yu bari ak problème day indi néew kàttan tey ma jox la ci benn exemple rek tey soo demoon uti dépense amuloo dépense. nga ñëw ci kër gi yaa ngi xalaat suba nu may def. loolu sax day indi néew kàttan. wala nga ñëw rek soxna si commencé la attaqué. di la indil ay problème da lay indil néew kàttan stress ak xalaat ak coono yooyu yëpp dafay indi néew kàttan ci góor. baaxul ci góor fii ak mu ngi am ay problème ay xalaat xol bi di muy am yu muy yëg ci xolam daf koy indil ay problème mu sëy. kon yooyu lu jar yàlla ñu ci yàlla musal daal. stress xalaat yu bari xol bu jeex problème yooyu yëpp baaxul ci góor. c'est vrai que ni stress moom jigul kenn wax dëgg fa yàlla. surtout ci côté néew kattan bi sax moo tax may wax daal waaw baaxul fenn parce que sax néew kattan boobu noonu li muy indi ci gàllankoor bari na ci néegu sëy ndaxte boo néewee kattan rek sa maanaam mën nga am 1000 sens que nga juboo ak ki nga xamante ni mooy sa partenaire maanaam sa soxna problème yi day gën a yokku. waaw kenn dootu la respecté. il faut daal nga tase ki nga xamante ni wax dëgg fu yàlla mën na la ci comprendre. waaw te loolu yombul ci jigéen ñi loolu yombul ci jigéen ñi. waaw mais daal man li ma lay wax soxna Awa mooy wallahi ñun am nañ ci ñaari façon garab yooyu ma lay wax loolu moom boo ko jëlee macha allah. da lay dimbali trop di nga yëg ne macha allah. mooy bi ma la wax ne la meew nga koy booleel sunguf la boo xam ne meew nga koy booleel nga naan ko. beneen bi mooy da nga koy xottu gerte da nga koy nattee. soo ko nattee ak xottu gerte nga sotti ko ci dogu yàpp nga lekk ko. macha allah wante defe naa ni ñoom ñaar seen traitement wala seen faj bokk. du bokk. même bu fekkee ne am na yenn côté yi nga xamante ne mën nañ fa bokk tamit. am na ci yi nga xamante am na ñoo xam ne ñaar yëpp laa leen di joxandoo. maanaam ki nga xamante ni daf ko dab. ci néegu sëyam. ak ki nga xamante ni da doon foo. ba tële ñoom ñaar seen traitement warul bokk. benn la rek. na nga faju rek faju bi rek moo ci am solo. fajul rek. d'accord boo fajoo rek incha allah yàlla dimbale la. macha allah te nga rëccu. boo fajoo rëccu rek yàlla dimbale la incha allah. d'accord nga boole ko ak tamit ak yi nga xamante ni mooy ñaan. ngay ñaanal sa bopp. waaw faju ñaan la faju ci boppam sax ñaan la. parce que boo feebaree faju ci jaamu yàlla la bokk. su fekkee da nga faju nga feebar ngay dem di faju loolu yëpp gënul ñaan yàlla. ndaxte yàlla wax yoonu saa sa wax ne ñaan mooy gànnaayu jullit. waaw. adduwaa silaal muumin ñaan mooy gànnaayu jullit kon. jullit bi war na fu mu toll di faju di ñaanlu.
dëgg la donc mu am leneen li nga xamante ni tamit ba tey mën nañu wax ni rek ci côté boobu noonu lu ci ëpp la muy takk xala waaw takk xala liñ koy faral di gis léegi bëri na waaw takk xala bëri na comme ni nga ko waxee parce que am na ñoo xam ne ni tey ci misaal fiir moo leen ci yóbbee tey man ma doon ngoro ak benn jigéen keneen ñëw takk ko wala ma bëggoon ko keneen ñëw takk ko bu ma gëmul yàlla rek mun naa dem takk ko xala yaa ngi dégg de wala kenn dem takk jabar kooku soxoree ko dem takk ko xala yooyu yëpp am na mais dañ koy dindi lu loxo def rek loxo mun na ko dindi su boobaa takk xala lu yomb la dañ koy dindi am na dindi boo xam ne bu ñu defee li ñuy def ci taatu ndaa fu sedd rek dañ koy suul incha allah yaa ngi dégg de maanaam ki koy def dama juum ki koy def moom fu sedd la koy suul boobu booy takk xale nit da ngay def li ngay def suul ko fu sedd rek doodul mën dara yaa ngi dégg de waaye nag loolu noonu am na nu ñu koy dindee noo xam ne tamit nu gaaw a gaaw la ci ànd ak ay xal loolu moom du ma wax secret bi mais daal lu gaaw a dindi la lu gaaw a dindi bu fekkee nit ki daf ko dal rek dañ koy dindi ci saa si incha allah en tout cas daal doy na waar li nga xamante ni mooy takk xala ma fiire nit ki waaw yooyu yëpp moo ko indi waaw yooyu yëpp moo ko indi ki koy def nag am na ci boo xam ne ci taatu ndaa la koy def yaa ngi dégg fu sedd rek la koy def waa ji kiyam bi day sedd daay man fii ak loolu dindi wuñ ko rek day sedd kiyam bi day sedd du tàng mukk yaa ngi dégg su ko defee incha allah waaye nag am na loo xam ne bu ñu ko defee ñun tamit def ko ci ànd ci xal yi incha allah rek loolu dina dañ complètement waaw lu loxo def rek loxo mun na ko dindi doy na waar donc pour firndeel rek li nga xamante ni loolu nga wax léegi am na li nga xamante ni dañ koy faral di seetaan des fois ci télé yi benn genre série lañ koy wax donc mais dañu gis ni papa ji dafa aawam bi mu yor doomam boobu doomu aawa bi daa takk papam xala mu nekk donc fiiraange bi nga xamante ni doy na waar ndax lu waral loolu mooy papa ji daa dem takk benn moroomam waaw moroomu doomam la takk léegi mu fiire papa ji bëggul ki mu takk ñaareel mu am foofu noonu bànneex waaw mu takk ko xala donc doy na waar yàlla musal ci doom ju mel noonu waaw te xam naa ne soo matul yaay ji ànd na ci de est-ce que complowul ak yaay ji kon non yaay ji ànd si ndax daal doy na waar loolu doy na waar torop waaw loolu daal su fekkee daal doom ji en tout cas doy na waar su fekkee nag yaay ji daf ci ànd ñu complot yaay ji tamit doy na waar su fekkee doom ji rek moo ko def doy na waar yàlla ñu yàlla musal ci doom bi mel noonu amiin yàlla na ko yàlla jégal amiin yàlla na ko bàyyam jégal amiin doy na waar daanaka pour dama bëggoon rek firndeel affaire li nga wax te tamit loolu noonu du ñàkk ñi nga xamante ni dañ koy def mu nekk li nga xam réalité la même bu fekkee ne si du doom ji moo ko def mën na nekk jabar soxnaam si boppam wala mbokkam benn mbokkam wala yaayam mën na def loolu noonu ngir fiiraage rek donc loolu noonu yëpp nañ ci yàlla musal yàlla tàppe xol yi rek gën a jubalewaat ñëpp ba ñu mën a mucc si yenn musiba yi donc sànq si say biir wax yaa ngi wax ni jigéen bi nga xamante ni mënul am doom waaw mënul am doom wala waaw jigéen am na fu muy toll léeg-léeg sax ñu ne dafa jaasir parce que su fekkee dafa sëy lu yàgg amul doom loolu na faju parce que dëgg la yàlla mooy tege lu nekk waaye nag yàlla tamit mën na teggi lu nekk ci kaw ñaan wala ci kaw faj kon su fekkee jigéen bi dafa sëy lu yàgg amul doom na seet moom jëkkëram ci kan la parce que góor tamit dinay sëy jabaram lu yàgg duñu am doom fekk tamit ci ku góor ki la su fekkee ku góor ki moom amoon na doom ñu xam ne kon man ni moom baax na mun na am doom waaye su fekkee mosul am doom moom it war nañ ko seet yaa ngi dégg de léegi nag buñ ko seetee ñu xam ci kan la su fekkee moom ci ku jigéen ki la mu ñun boobu dañ koy jox loo xam ne insha allahu rabbi dafa koy jëfandikoo yàlla dina ko def insha allahu rabbi mu am doom am na lu ñu koy jox loo xam ne su dee ci ku jigéen ki la ci alxuraan lañ koy jëlee ñu am na loo xam ne sax moom lañ koy jox mu boole ko ak lem mu koy utiliser di ko naan insha allahu rabbi yàlla dina ko may doom ci kattanam insha allah su fekkee tamit ba tey ci ku góor ki la man ni moom moo baaxul su fekkoon tamit si misaal ku jigéen ki amoon na doom feneen ñu xam ne kon ku góor ki moom moo am problème su fekkee nag ñoom ñaar nit kenn mosu ci am doom mun nañ dem hôpital d'abord ñu seet ci kan la domaine boobu moom il faut ñu dem hôpital ñu seet kan la mais suñu xasee ba xam kan la moom faj bi moom insha allah ci muy ku ci góor muy ku ci génn insha allah rabbi loolu ñun
ci suñ loxo lay nekk incha allah dinañ xam yan yoon la ñuy jaar pour dimbale pour mu am doom. su fekkee tam dafa am nekkoon jigéen boo xam ne da doon am doom di am doom ba mu yàgg mu taxaw wala mu am benn doom rek taxaw ba tey tamit loolu dafay faral di am dañ ciy gis ay cas yu mel noonu. su ñëwee itam incha allah am na loo xam ne dinañ ko defal dina déclenché wu incha allah dina commencé juraat incha allah rabbi. lépp rek maa far na fi ci tamit Cheikh yàlla nee na alxuraan bàyyiwuñ ci dara tey tamit xam-xam dafa yaatu bul ne lii mënul am rek wala mënuma ko wala diw loolu nii buñ weddi baaxul kon li am solo mooy yàlla day maye ñun ñu ngi sant yàlla ci suñu ay gëstu ak ji lu ñu yàlla may yàlla boppam yaa ngi dégg de. incha allah rabbi daal képp koo xam ne daal loolu dal na la soo ñëwee ci ñun incha allah dañ ci jàppalante te yàlla tax. macha allah defe naa ne loolu leer na wante ndagam dugg nga ci ñi nga xamante ni dañoo te am doom. muy côté ku góor ki ak ku jigéen ki mais am na beneen côté tamit bi nga xamante ni des fois day am. te jigéen ñi dañ ko bëgg duñ ko faral di bëgg mooy waral ñuy dem di defi ji planning muy ñi nga xamante ni dañuy nef waaw dañuy nef bi nga xamante ni wax dëgg fu yàlla doy na waar waaw loolu tamit dañ ci yëngatu wala. gis nga kuy nef gis nga planning baaxul planning dañuy ko indil rek mais wallahi planning baaxul gis nga xam nga ma wax la benn affaire xanaa xam nga planning mënu la jural fi borom xam nga li ñu wax fi borom. planning mënu la jural nga dem ba sa règle yi nga yow da nga daan gis règle normalement. da ngay dem ba dootoo gis règle normalement. direct jooju noonu waroon di génn ci yow yi dajaloo foofu mën na la indil fi borom. est-ce que loolu tamit taxul du waral mooy ñi nga xamante ni dañ doon am ba doom ba ci kanam seen mu arrêté mu taxaw. waaw est-ce que du loolu moo koy waral kon. loolu sax mën na ko waral aussi. waaw loolu parce que boo amee fibrom doo am doom. fibrom bi day tax doo am doom xam nga loolu. fibrom day tax yow boo amee fibrom doo am doom mun nga di sëy ba sonn mais fibrom bi mooy tax doo am doom. la plupart. te fibrom bi il faut ñu opérer ko dindi ko. yaa ngi dégg de wala ñu jox la ay garab yoo xam ne da koy seeyal. mu seeyal ko. xam nga li ma la. waaw kon donc planning na ko jigéen ñi bàyyi planning baaxul. gis nga yàlla lim ñu gis nga non man daal ñun dañuy lor suñu bopp gis nga xam nga tey yàlla guerre yi ngay gis nii soxna Awa ñun ñoo defar ay fetal. mais yàlla bi ñuy wàccee jàmm la wàccee ci àdduna bi pour ñu nekk si jàmm mais doomu aadama moo dem defar ay fetalam. est-ce que dégg wax noonu. indi ay guerre ñuy reyante. mais yàlla bi ñuy wàccee dafa ñu wàccee pour ñuy sëy di jur. xam la boo juree nag ba sa jur jeex ba nga xam ne gisatoo ménopause nga est-ce que dégg li ma la su boobaa yow doo am benn problème yaa ngi dégg de léegi planning baaxul lañ ko bàyyi. man dinaa leen jox benn planning boo xam ne doo jël ay garab tubaab doo pikiiru doo jël ay doom yaa ngi dégg de. kooku jigéen bu ko def man maa ko wax doo am doom su la neexee te doo jël te yooyu du la daal gis nga soo amatee yow bu fekkee da nga nam espace say doom wala da nga bugg def planning soo amee doom lutt bi xam nga li ñuy wax lutt waaw. mooy lan ci tubaab. mënuma ko définir ci tubaab mais xam naa lu lutt parce que damay dégg. mooy jumbax bi waaw loolu ñu embryon xaw ma. oh d'accord. nu mu tuddati am na daal lu ko tubaab di waxee mais mooy lutt daal lañ koy wax. mooy li ne loolu di lu gudd loolu ci jumbax bi di génn noonu. waaw cordon bi. waaw cordon ombilical. moom ngay dagg. yaa ngi dégg soo ci daggee nga am loo ci weer ba mu boo ko daggee nga weer ko soo ko weeree ba mu wow awa soo ko taggee sa ndigg incha allah boo fi taggee ko doo am doom. loolu kay moo gën a loolu moo gën. macha allah waaw loolu may naa ko pour jigéen ñi nga xam ne. dañuy planning baaxul man dama ci gis ay cas yoo xam ne wallahi azim musiba la ba moo leen jural fi borom. dañ dem ba buñ bàyyee planning bi seen règle dootul normal deret jooju nga xam ne dafa waroon génn te génnul des fa day mujj dajaloo nekk benn fibrome nekk benn doomu jàngoro moom la ñuy wax fibrome. te loolu mën na la tere waat am doom. planning dañ ñu ko indil fii moom laa la wax dañ ñu ko indil yàlla wàcce saa doomu aadama yi ñoo ko indi pour def lu baax wala pour foog ne lu baax la ci ñun fekk luy loraate la. yal nañ ci yàlla musal. amiin yal nañ ci yàlla musal donc muy noonu Serigne Cheikh Ousmane borom la solution comme nañ koy faralee di def chaque jeudi fii ci rajo Dakar Musique donc ba tey rek boo leen bëggee participer ci émission bi mën ngeen ñu woo ci Skype Dakar Musique. wala ngeen envoyé ñu message sur numéro WhatsApp bi di 78 437 86 86 78 437 86 86 donc ñu jël mbokk moom nekk ci ligne bi.
asalaamaaleykum mbokk bi. dafa mel ni kooku noonu mujjewul antu mën ngeen ba tey rek insister waat ngeen mën a jokkoo ak Serigne Cheikh Ousmane Diallo donc muy noonu numéro WhatsApp bi di 78 437 86 86 wala Skype Dakar Musique ngeen oote ci. wante Serigne Cheikh Ousmane tamit ku bëgg a jokkoo ak moom après émission bi mën nga ko aussi 77 261 17 27 77 261 17 27 boobu mooy numéro bi nga xamante ni mooy numéro Cheikh Ousmane Diallo wante tamit ñu fàttali leen yéen ñaa xamante ni yéen ñuy déglu actuellement bu leen bëggee seetaan émission bi mën ngeen dem ci sunu seen YouTube boobu noonu di rajo Cosaan di ngeen ko fa mën a seetaan incha allah te ngeen abonné woo ci sëñ Ousmane dañuy daal di dem rek ci li nga xamante ni mooy sunu deuxième partie émission bi muy wàllum lasaraar maanaam ñaan loolu tamit nga ci yëngatu ci ay pàcc yi nga xamante yu am solo nga xamante ni ñëpp dañ ko soxla instant bi nii bokk na ci bi nga xamante ni moo ci njëkk muy wàllum istixaara nga xam mu nekk li nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax daf ñu ko digal mu nekk seet bi nga xamante ni ñëpp war nañ ko def maanaam boo bëggee xam li nga xamante ni moom ngay dugg ndax dina antu wala baax na ci yow wala baaxul ci yow maanaam daal nga xam li nga xam mooy sa futur. waaw li ñëw te xam. waaw loolu moom la ñuy wax lasraar. waaw am na ñoo xam ne ci côté seet lañ koy jaaralee am na ñoo xam ne ci côté maanaam listixaar lañ koy jaaralee su fekkee listixaar la. moom daf ñuy jox turam ak turu yaayam su ko defee ñu fanaanoo ko ñun am na lu ñuy def loo xam ne ay naafila la yaa ngi dégg ak ay dog yoo xam ne insha allahu rabbi suñ tëddee suñ yeewoo yàlla dinañu woon dara ci moom yaa ngi dégg de ay mbiram su ko defee dinañ ko wax li nga xam ne moom lañ gis ci moom yaa ngi dégg moo xam insha allah am na lu muy yóotu wala ndax li muy yóotu gën na ci moom wala gënul ci moom wala ndax lii laaj na ay sarax yooyu yëpp insha allah rabbi mun na feeñ ci listixaar bi su ko defee ñu daldi ko koy wax mu def ko yaa ngi dégg de su fekkee nag affaire du seet la ñun seet bi ñuy def mooy seeti raml li am na ñoo xam ne ay pétaaw la ñuy def waaye ñun pétaaw duñ ko def parce que am na ñoo xam ne seet rek lañ mën seet rek lañ xam seet léegi nag seen dëgër fi egg na ci dañ lay seetal ne la léegi mën nañ la ñaanal wala nga gis leen soxla ñu ne mun nañ ko def lii def laa mais seet rek lañ mën te kuy seetee pétaaw seetu ba weesaare doo am lijaaba yaa ngi dégg de kon mbir yi dafa laaj nga góorgóorlu gëstu xam lasaraar pour mun a jublu ci wàllu liggéey ci wàllu liggéeyu maanaam soxlay jaam yi waaye nekkul mbiru seet rek ñu bëri nag seet rek lañ xam dañ defe ne daal mbir yi mbiru seet la rek seet du dara c'est-à-dire amal soxla nga ñëw ci sëriñ bi nekk man dama am soxla sama soxla mooy lii dama bëgg nga ñaanama ci lii mu xam soxla bi moom dina xam yan yoon lay jaar su fekkee dafa la war a jox nga sangu dina la jox nga sangu su fekkee dafa la war a wirdal dina la wirdal su fekkee leneen ak leneen la su fekkee dafa la jox nga takk su fekkee dafa la jox nga suuru nangam sàngam mais am na ñoo xam ne seet rek lañ xam su ko defee yow boo demee ci seetkat bi mu seetal la rek nga defee ne waaji seetkat bi daal mooy waaji nga wax ak moom naan ko lii ak lii dama bëgg nga ñaanal ma ci li fekk yooyu xamu ci dara moom seet rek la xam loolu dafa bëri léegi ci jamono bi kon lasaraar ak seet du benn lasaraar lu ñuy gëstu la lu ñuy jàng la lu ñuy xam la am na ci tamit mbir yoo xam ne yàlla moo la koy ilham yaa ngi dégg yàlla mooy lay may lijaaba sax ba ngay mun ñaan yàlla di nangu loolu yëpp yàlla ñu ko yàlla defal parce que ñaan dafa yaatu lasaraar dafa yaatu am na ñoo xam ne seen soxla xëlwa rek moo ko mun a faj il faut ñu dugal leen xëlwa tamit dafa yaatu am na ñoo xam ne il faut nga def xëlwa yoo xam ne il faut nga def 10 jours am na xëlwa yoo xam ne il faut nga def 40 jours yaa ngi dégg de su ko defee nag yaa xam soxla bi nga xam ne moom la waa ji ñaanloo yaa xam yan dog nga koy defal dafa am soxla yoo xam ne ci dog yi nga koy duggee am soxla yoo xam ne ci dog yi nga koy duggee est-ce que yaa ngi dégg li ma te itam il faut nga xam waa ji ci ban tabihan la bokk yaa ngi dégg su ko defee moo xam ci maanaam naar yu wala maaw yu wala trois yu su ko defee nga xam ban tabihan la nga xam noo koy ñaanalee loolu nag dafa laaj nga xam tamit xel mënu juum li am solo daal mooy jullit bi daal ñaan mooy ngànnaayam kon soxla bu mën a am rek na dem ci koo xam ne dëgg-dëgg loolu mooy mbiram
dëgg-dëgg mu dimbale ko ci. incha allah ok. donc su ma déggee ci say wax léegi yaa ngi naan am ñoo xamante dañu ñëw rek ni la seetal ma. waaw te alors que dañu war a ñëw indil la benn affaire bi nga xamante ni moom kat ci loolu nga bëgg. ñu seetal la. waaw man kat lii laa bëgg jàppale ma ci lii. lii laa bëgg lii mooy sama soxla lii mooy sama soxla. donc lu tax nga taamu loolu noonu yow. wala loolu noonu. man dama mun naa seet. mais du ma seetee petaaw. damay def listixaar xam nga li ñuy wax listixaar. maanaam fanaanoo la ak li ñuy wax seetu ramli. yaa ngi dégg de. mais dama ne am na ñoo xam ne damay wax noonu pour wane ne am na ñoo xam ne seet rek lañ xam. boo demee ci kooku mu seetal la léegi nag nga ne ko dama am soxla bi dama bugg nga ñaanal ma ci fekk moom seet rek la xam. loolu dafa bëri léegi laa wax. dëgg la waaw kay. si listixaar tamit est-ce que ku nekk mën nga ko defal sa bopp tamit. waaw su fekkee xam nga ko su fekkee xam nga ni ñuy defee listixaar te nga am ci bu wér. mën nga ko defal sa bopp. waaw. parce que yonent bi defe naa ni moom moo ko doon defaral boppam sallallahu alayhi wa sallam. kon alhamdulilah. te listixaar dafa nekk loo xam ne yonent sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne lépp lu ngeen di dugg bu ngeen di dugg ci mbir na ngeen ko seet. bu ngeen di dugg ci mbir na ngeen ko seet comme tey ma doon tukki man ne xaaral ma def listixaar xool sama tukki bi ndax baax na. wala xaaral ma doon jënd oto wala fas. ma ne xaaral ma xool ndax fas bi may jënd wala oto bi may jënd jig na ma. wala may takk jabar war naa def listixaar xool ndax suñu tabixa yi ànd na. xool ndax kii yooyu yëpp su fekkee tam dafa àndul am na ay sarax yoo xam ne laaj na ma def ko pour gàllankoor yooyu deñ su ko defee loolu yëpp kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal moo wax ne bu ngeen di dugg ci mbir na ngeen ko seet. macha allah mu nekk li nga xamante ne donc yoonu seet la bi nga xamante ne bu sell la. bi nga xamante ni kenn du ci werante. waaw nii la ak nel donc boo ci duggee rek wala boo ko jëfandikoo incha allah yàlla dina la ci wan li nga xamante ne lu leer la. comme li nga wax li tamit bu fekkee da nga war génne yi nga xamante ne ay sarax la parce que sarax moom dafa baax day fàggal yu bëre. waaw musiba yu bëre. donc loolu noonu mën na la fànkal yu bëri yooyu. sarax li muy fànk dafa bëri. waaw mën naa la ci nettali lenn rek defe naa nettali woon naa la ko fi sax. koo xam ne tey ci misaal da doon takk jabar. waaw yaa ngi dégg de mu dem ba fekk waxoon nañ papaam ne ko sa doom ji de bis buy takk jabar ci bis boobu lay faatu. yaa ngi dégg de. waaw bi ñuy cëtalee bis bi yëpp papaam mi ngi jaaxle parce que xam na ne tey ci guddi la doomam ji nar a dee. waaye ñu bàyyi ba guddi. benn miskin ñëw ci kër gi ne ana kuy sarax miskin bi reer ngir yàlla waa ji jël reer bi mu naroon reer sarax ko miskin bi. bi mu ko saraxee miskin bi reer ba suur dem yoonam ñaanal ko. ñu xëy suba papa ji déggul ne doom ji dee na gisul ne doom ji dee na te moom lim jàppoon ak lim ko xamaloon. mooy doom ji day dee tey ci guddi gi. mu oo doom ji ne ko waa yow biig lan nga def. doom ji xalaat ne ko am na li ma def lenn rek la mooy am na daal benn miskin bu fi ñëwoon ma sarax ko. papa ji xam ne kon ndekete sarax boobu mu saraxu miskin bi moo fànk sax deega. kon sarax day fànk. sarax dafa baax sarax dina fànk dina ubbi. kon nañuy saraxee. te ku nekk am na sarax boo xam ne sax moo la jikk xëy na da nga ko dul xam rek. dëgg la ok. macha allah defe naa ni loolu am na solo wante ba tey rek dañuy desandi si li nga xamante ni mooy wàllum ñaan parce que ñaan moom defe naa bëri na ay pàcc yi nga xamante ne mën nañ ci dugg muy surtout ci wàllu ubbeeku tamit parce que lépp li nga xamante ni doomu aadama da koy def léegi bëgg na ci ubbeeku waaw mu nekk li nga xam da nga koy am wala da nga fay toog muy côté boo bëggee am kayit wala nga bëgg sa jëkkër gën la bëgg wala sa jabar gën la bëgg yooyu noonu yëpp dafa bokk ci wàllum ubbeeku wala nit ñi bëgg la sopp la. waaw loolu yëpp ci wàllu lasaar moo ko ëmb. waaw am na xaatim yoo xam ne tey su fekkee da nga bëgg nit ki sa jabar wala ngay ngoro benn bëgg mu bëgg la am na loo xam ne suñ ko defee da lay bëgg far force xanaa kay liñ ciy daw rek mooy nga bew wala nga toroxal ko ndax xam ne kii daf ma bëgg waaye am na loo xam ne suñ ko defee. boo bëggee nit ki incha allahu rabbi suñ ko defee kooku incha allahu rabbi dina la bëgg moom tamit. su ko defee nga su fekkee nag da nga namm pour takk ko te yàlla tax defe naa ne loolu dara nekku ci. waaye li ñuy bañ rek mooy caaxaan. waaye su fekkee da nga bëgg nit ki wala nga ñëw ci man ne ma kii de dama bëgganteeg moom ma bëgg ko te yàlla tax dina la defal loo xam ne incha allah dina la bëgg moo xam ku góor ki la moo xam ku jigéen ki la waaw.
dafa kon loolu tamit am na solo bu baax a baax ndaxte am ñi nga xamante ñu bëri maanaam ñi nga xamante ni ay nit yi nga xam lañ leen war a sopp la ay nit yi nga xam dañ leen war a bëgg mais yàlla day def ni duñu bëri ñi nga xamante ni dañ leen di sopp mu nekk li nga xamante lu doy waar la wala nit bi nga xamante ni tamit dafa war a am lii place bii ni mu war fa toog bu yëkkatiku waaw mais du ko am lu bëri da koy tardel mais souvent dañuy faral di wax ni loolu noonu lu ci ëpp cat lay doon. waaw cat dafa am pour ñu dugg ci cat bi. waaw kay cat dafa am. waaw cat dafa am ñoo xam ne cat moo leen topp cat da lay indil ay gàllankoor cat dina la topp ba nga xam ne loo yaakaar mu tas loo dugg mu yàqu yaa ngi dégg wala parce que cat ci nit rek lay jógee nit ñi ñoo lay catu bu ñuy wax ci yow. bu yàggee rek cat topp la. am dañuy faral di wax naan làmmiñ jigul garab waxuma laaj doomu aadama mu kon nit ki dinañ koy catu ba mu jugi mu yàqule. yal nañu yàlla musal ci cat. cat baaxul cat dina la topp ba loo dugg laa la wax mu yàqu loo yaakaar mu tas yaa ngi dégg de. léeg-léeg nga dugg ci faqasalu ci ay tolof tolof yoo xam ne doo xam sax lan la fekk cat rek moo la topp. loolu nag am nañ ci benn càngat boo xam ne càngat bi seetu lañ koy booleel c'est-à-dire saafara bi seetu boo koy sangoo da ngay dugal seetu bi ci biir saafara bi. nga sangu nga génnee seetu bi xool sa kanam ba gis sa bopp suul seetu bi. gisuma lu ko gën a gaaw ci cat. gisuma lu ko gën a mën a dimbali nit ki ci wàllu cat boo ko defee rek da ngay taxali ko ak cat. kon daal yàlla ñu ci yàlla musal ci cat. kon képp koo xam ne bëgg nga taxali ko ak cat. incha allah soo ñu contacté dinañ la ci jàppale. waaw. wante bëri nañ si ñi nga xamante ni ñoom amaan cat da leen di topp. mais da ngay gis ni ñoom dañuy actif wala dañuy fës daal. dañuy fës fu nekk dañ fay nekk. dañuy nekk ay nit yi nga xamante dañuy fës. dañ leen di tudd à chaque fois. donc ñooñu noonu mën nañu wax ni ñoom la cat di gën a laal. maanaam ñu siiw ñi nga wax. ñu siiw déedéet mun na bañ a nekk ku siiw sax wallaay mun na bañ a nekk sax ku siiw koo xam ne day saa yu xëyee mu ngi néegam kenn xamu ko sax. nit ñëw sax catu ko léegi rek sax cat topp ko. wallaay. nekkul aajowul ci ku siiw ak ku gën a siiw. cat moom fu mu lay toppee daal. dafay gaaw lool. waaw te li am solo rek mooy bu la dalee moo tax nit ki tam war nga sax di jóg sa bopp. daa man balaa sax yooyu di la ñëwal. wala tam bu la ñëwalee tamit nga fagaru nga faju ngay maanaam sangu nga dem ci sëriñ mu ñaanal la. ok. moo waral des fois ñuy wax naan lépp looy wax rek wala même booy tagg nit ki sax nee ko macha allah. waaw parce que nit ki nga gis ko sax mu am benn taar. nga ne ko kii moo rafet. il faut nga wax. war nga ci toppal sax li nga xamante ni mooy macha allah sax mbubb laa la mbubb mi sa mbubb mi sax ñu ne mbubb mi rafet na sax. waaw soo mootul cat topp na la ci. doy na waar yaa ngi dégg de. moo tax boo waxee loolu yow ci bopp boo waxee diw moo rafet neen macha allah. macha allah boobu day na tax ba xëy na sax cat bi tam su naroon ñëw du ñëw ni mu waroon ñëwee. yaa ngi dégg de. te dafa am làmmiñ yi dañoo ute. waaw dafa am ñoo xam ne seen làmmiñ balaa la. yaa ngi dégg de. ñooñu borom làmmiñ yu ñuul yi la wala. des fois dañu faral di wax dégg ñu naan ay am na ñoo xam ne seen làmmiñ yi dafa am ay tupp yu ñuul. waaw déedéet du ay mun na xonq coy du ci foofu yàlla moo koy def rek ci ay jaamam. am na ñoo xam ne seen làmmiñ daal lu mu tudd rek soo moytuwul mooy loolu. parce que mun naa la nettali benn kii rek am na baaj yoo xam ne làmmiñ bi balaa la woon dafa lu mu tudd rek mu yàqu. am benn waay boo xam ne dafa amoon ay nag. léegi kenn ki soxree ko nag yi. dem gis waa jooju noonu nga xam ne làmmiñ bi balaa la ne ko dama bëgg nga catul ma waa ji ci nagam yi pour nagam yi dee. yaa ngi dégg de. mu ne ko baax na danga may jox ma temps mu jox ko temps ñu ànd dem ci àll bi bi ñu àndee dem ci àll bi nag yi commencé jógee fële di ñëw. pour mu ne bu gisee nag rek mu ne laay kii nagam yee bari bu waxee loolu bu nag yee bay dee. bi mu demee ba nag yi di ñëw rek. ke nga xam ne moo iñaane woon waaja ba borom laa mi ñu balaa bi. waaw ne ko nag yaa ngi nee di ñëw ñu ngi ne la di ñëw. mu ne ko yow sa bët yi neex na di. rek waaja bët yi commencé am problème. lii déjà yéene néeg la borom a cay fanaan. ke lam yéene woon mooy loolu.
kon loolu la. donc ndeysaan muy noonu daal doy na waar yal nañ ci yàlla musal. mu mel ni rek li nga xamante ni amoon nañ ko ci waxtu daal di nay jeex donc muy noonu xanaa di leen. kon donc Soxna Awa li ma bëggoon motalee rek. mooy képp koo xam ne tamit am nga ay soxla ci ay wàllu këyit. soo ñu contacté dinañ la jàppale. képp koo xam ne tam bëgg nga aaru am nañ ndomb boo xam ne moom la ñuy wax wëllu mag. dinañ la ci dimbale waaye tamit ñu ngi defar jaaro boo xam ne dinay dimbale doomu aadama ci wàllu ubbeeku. jaaro boobu boo soxla tamit soo ñu ooyee. incha allahu rabbi. dinañ la ci dimbale daal. incha allahu rabbi donc muy noonu mooy seen émission la solution la woon ñu àndaloon ci ak Serigne Cheikh Ousmane Diallo donc laata may tàggatoo rek ma fàttali leen li nga xamante ni mooy numéro bi bu émission bi jeexee ngeen daal di jokkoo ak moom ci 77 261 17 27 77 261 17 27 loolu mooy numéro ki nga xamante ni mooy Cheikh Ousmane Diallo kooku boo ko woowee di nga mën jokkoo ak moom donc Cheikh Ousmane Diallo maa ngi lay remercier di la jox dig daje ba beneen alxamis incha allah. jërëjëf soxna ba beneen incha allah.